grande mosquée bi tey jii di bés bu tiis mu di bés bi nga xam ni ci lañu fas yéene defal ñaan sunu mag sunu kilifa Ali Baba ànd ceeg nag kilifa yi ñu jóge fu nekk tàmbale ko fii ci Rome autorité diplomatique yi autorité politique yi ak it autorité yi nga xam ni ñoo bokk ci communauté sénégalaise bi ma jege rek doyen Manga di ko laaj ay impression doyen ñu ngi lay nuyu tey jii nag ñu dajee fii ci grande mosquée fas yéene ñaanal tàggu tamit sunu xarit sunu kilifa Ali Baba ñu lay laaj tey jii lu waral sa taxawaay. Merci Pape Demba. Et c'est dommage qu'on se soit revu dans cette occasion, à travers cette occasion. Mais dans la vie, bon, il faut s'y attendre à tout. Bon, nous sommes des missionnaires, donc on ne peut pas s'échapper à cette situation-là. Bon, Ali Mom, bon, je ne parlerai pas de ma personne. Ali, c'est un frère, un ami, il était tout pour moi. Parce que d'abord, il y a ce lien entre Diola et Sérère, comme on le dit, Kalanté. Donc ça, c'est vraiment fort pour moi. Vraiment, il me manque des mots. Mais la vie, c'est ça, quoi. Il y a vie et mort. Donc quand ça arrive aussi, il faut l'accepter. On se remet à Dieu. C'est triste, c'est dommage, mais c'est la vie. La vie continue. Voilà. ñi ngi taxaw ak sunu frère Ibrahima sëñ Ibrahima tey jii ñu ngi fii ci grande mosquée bi di fas yéene ñaanal sunu xarit sunu mag Ali Baba mu nar a nekk bés bu mucc bu ñuy jàkkaarloog moom adduna nag moo def tey jii ñu tiim ko mu nekk koo xam ni amul fu ñu dajewul ci ay ndaje bu ne ci wàllu xeex ci yelleef ak ay droit fii ci Italie ban impression nga am ak nan nga gisee bés bi ak looy wax tey jii ci jëmm ji nga xam ni moo fi jóge. waaw li ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que ay jullit lañu fi ci yàlla lañu jógee te fa lañu dellu bis bu doy waar la bis bu métti la bis boo xam ne li ñu ngi ci ku nekk war na ci bàyyi xel mais li Ali liggéey ñëw bànneex lay doon maanaam ñëw fi pour ñaanal ko yàlla parce que bakkan bu mos dund rek di nga mos dee dañ ko dul bàyyi xel nag chaque jour dañuy yaakaar ne feneen la mais heure bu nekk mën na ñëw loo xam ne heure bu nekk mën na ñëw nag dañ koy waajal donc lii dana tax suñu xel gën a delluwaat ci yàlla ñu xam ne nag Ali mi lim fi liggéey wax dëgg yàlla tey boo gisee ñi fi teewagum nga xam ne xeet bu nekk fi kooku dimension wu Ali la dimension wu nit ku baax la dimension wu nit ku yàlla baaxal la. donc li ñu kii rek mooy rafet njort ñaanal ko yàlla yërëm ko te xare ko àjjana yàlla dégg na fu laayam yàlla saraxam yàgg ci loxoy njabootam ñun li ñu mën mooy ànd ak nit ki ba ci dernier demeure am gunge ko ba jébal ko boromam te loolu yaakaar naa ni mooy wareefu bépp jullit. Ali nag wax ci moom yomb na yombul parce que dafa bind bàyyi fi dafa wax bàyyi fi dafa jëf bàyyi fi donc nag liñ mën a def daal mooy sant yàlla ànd ak xol bu fees mais xolu ku gëm yàlla xol ku gëm ne. lii dal Ali dañuy dal ñun ëllëg yàlla na yéex waaye nañ koy waajal ndax wax dëgg yàlla mënta ñàkk ci dund gi Ali nag mënoon na fi yàgg mënoon na fi des ba ci kanam parce que njëriñu ñëpp la. Sono qui per manifestare vicinanza, manifestare il cordoglio, perché Ali Baba era un baobab per noi, baobab di sapere, di saggezza. Un baobab che ha indicato e continuerà a farlo attraverso gli atti che ha posto. Ci siamo sentiti qualche settimana fa, ha detto fratello, ecco, siamo tutti con te, ci vediamo, ho visto che il viaggio che hai fatto in Senegal, ci vediamo per continuare avanti insieme il lavoro. Ecco. Se oggi sono parlamentare è grazie al lavoro tracciato, costruito da Ali Baba in questi anni in Senegal. Ecco, dobbiamo stare vicino ai figli, alla famiglia, e qui la presenza di tutta la diaspora, di questa pluralità che c'è,
né la dimostrazione, quindi è un momento molto difficile e penso che noi abbiamo il dovere e l'obbligo di portare avanti l'operato che Alibaba ha saputo interpretare, ha saputo generare, ha saputo costruire nel corso di questi anni. Ed è per questo motivo che siamo qui anche insieme a tutta la delegazione d'Italia Plurale. Non sapevo del male di Ali e ovviamente sono molto colpita dal fatto che ci ha lasciato. Ali l'ho conosciuto tanti anni fa, nelle lotte, nelle battaglie. Eravamo PC, PDS, DS, i partiti della sinistra, e lui ha partecipato e sono contenta. Quando io avevo una responsabilità nel partito è stato protagonista del primo forum immigrazione dei democratici di sinistra, un ruolo politico importante dopo quello che lui aveva avuto nel sindacato, e quindi mi piace ricordarlo nel suo multiforme però costante impegno per i diritti dei migranti e per una società plurale, per una società più umana, più giusta. Io sono Salvatore Bonadonna ed ero il responsabile del progetto diritti della CGIL nel 1989 e Ali era appena arrivato a Roma, se aveva studiato, e divenne, insieme ad Aliune e ad altri amici e fratelli, divenne il coordinatore della prima forma di organizzazione del progetto immigrati. Abbiamo lavorato assieme per 1 anno e mezzo, poi io ho cambiato attività, lui ha continuato, e per me Ali è stato davvero come un fratello più giovane ovviamente, un allievo, intelligente, sensibile. Era tutto un gruppo che faceva capo alla comunità senegalese in quel periodo, e abbiamo organizzato insieme a lui la grande manifestazione di Roma contro l'assassinio di Jerry Maslow, e abbiamo poi organizzato insieme all'associazione Nero e non solo, che faceva capo all'Arci, il campo di accoglienza di Villa Literno, a Villa Literno dove c'era lo sfruttamento e dove era stato ucciso Jerry Maslow. Abbiamo organizzato quel campo di accoglienza per 1 mese e mezzo e lui, insieme agli altri fratelli senegalesi ma anche ai ghanesi, è stato uno degli animatori forti di quel progetto, perché Ali era una persona di grande intelligenza e di grande sensibilità. Io sono Stefano Galieni, responsabile nazionale immigrazione di Rifondazione Comunista. Per me è una giornata tristissima, perché piango un fratello, uno di quelli con cui ho discusso tanto, a volte non andavo d'accordo, però una delle persone più straordinarie, oneste, intellettualmente oneste che abbia mai incontrato, ed è uno che ha una grande responsabilità sulla mia vita. È una delle persone che mi ha convinto tanti anni fa che la battaglia per vivere in un paese diverso, in un paese multiculturale, plurale, in cui tutte e tutti avessero diritto di cittadinanza, era fondamentale non solo per la vita di chi arrivava, ma anche per la vita di chi è qui. È una lezione che ho imparato da lui. Quindi, al di là appunto delle divergenze che abbiamo avuto, che erano politiche, che erano di approccio, io ero più radicale, lui a volte tentava di mitigare, però è di quelli che ha influito su una generazione antirazzista degli anni 80 e 90 in maniera forse più profonda di quanto riusciamo a immaginare. Un'ultima battuta, lasciatemela dire. Noi ci facevamo delle belle discussioni, veramente belle, però poi si finiva a festeggiare insieme per una cosa che ci accomunava, la passione per la Roma. Siamo tutte e due
due romani tifosi della Roma e trovavamo in questa essere, ma proprio tifosi accaniti, una sorta di comunanza, tant'è che lui ogni tanto mi faceva una battuta che detta così potrebbe sembrare offensiva, ma in realtà era proprio una dimostrazione d'affetto. Dice: tu purtroppo sei bianco, però sei romanista e quindi va bene. Ecco, questo era per me Ali Baba Faye. La première génération am na loo xam ci Ali loo leen seqoon ak lu waral tey ji sa teewaay. bon man nga loolu laa doon wax léegi pour ñi may wax ne damaa jóge fu sori bon je suis à 700 kilomètres d'ici mais pour ku ma xam sama diggante ak Ali du lu étrange parce que Ali on est exactement de la même génération et on est venu en Italie la même année. Donc depuis, on est toujours resté en contact parce que c'est l'ambassadeur Senghor moo ñu mettoon en contact dans le temps et on est toujours resté en contact ci lu bëri. En plus, on a fait un parcours ensemble en politique parce que temps bu ñu duggee ci politique bi ñoo duggoondoo on a fait un parcours, on se voyait fréquemment aussi. Mais on s'entend très souvent rarement la ñuy toog un mois yu nga xam ne du ñu déggante même avec toutes nos activités mais dañ doon jéem a déggante te suñu déggante en général suñu waxtaan moom ay waxtaanu 1 heure de temps jëm kaw lay nekk toujours surtout tout dernièrement je peux dire ces 10 dernières années suñu waxtaan c'était surtout sur la religion donc on parlait seulement de le rapport islam culture islam Afrique islam ak xale yi surtout donc moom préoccupation bi gën a mag loolu la woon naka la ñuy def ba xale yi deuxième génération bi mën a gëm mën a jàpp ci diine bi parce que dafa daan wax ne ñooñu bu ñu duggee rek ñeneen ñi bu ñu ñëwee dafay yomb mais bu fekkee ñooñu rëcc nañu ça devient très très compliqué après donc vraiment c'est vrai dañuy wax ci moom lu bëri. Mais man fi may bëgg a insister moom mooy dimension musulman bu Ali loolu moom mun naa ko témoigner vraiment que c'était un musulman croyant c'était un musulman bu nga xam ne surtout dafa dëggu woon ci lu mu def lu mu doon def am nañ daal parcours yu bëri yoo xam ne mënuma ko souligner fii mais ci diine bi moom je peux vraiment affirmer avec certitude que ku tenir woon ci diine bi la vraiment ces 10 dernières années je peux dire on discutait presque seulement de ça peut-être que dañ doon jëm mag je ne sais pas mais en tout cas c'était quelque chose bu nga xam ne dañ ci doon waxtaan daal lu bëri moo tax man daal dimension boobu lay gën a waxtaan c'est vrai on a fait la politique ensemble je me rappelle buñ ma nommé assesseur ci ñu ma njëkk a woo la bokk mu mel ni comme moom la ñu nommé tellement que je sentais la joie ci baatam ci téléphone bi donc waaw c'est quelqu'un bu nga xam ne su ma bëggee wax ci moom mun naa nekk ay waxtu yu bëri di wax ci moom parce que suñu jaar bëri na daal. bon man la Ibrahima Kamara dëkk fii ci Rome ñëw fi depuis 1998 Ali Baba sama mag la d'abord sama xarit la il tenait boole ci aussi dafa am lu ñu liyee symboliquement As Faye Mar doon sama collègue instituteur au Sénégal nekk sama frère éclaireur bi mu ñëwee Italie As Faye daf ma ni Ibrahima fan nga nekk Rome mu ni ma Rome grand Ali mi foofu c'est mon grand frère boo ko gisee wax ko Boy As mu ne ma grande sœur est en Toscane day Fatou Faye Mar depuis boobu 90 léegi Ali Baba tout le parcours tetti na ma on a vécu ensemble daal ba dernier jour c'était le 24 mars le jour des élections dafa ñëw mu gis ba ñu taxaw mu ne boy ñun suñu waxee ñun fii ñu dem bi ñu demee ci Piazza Ungheria je me rappelle dañu fa dajeeg Pier Ferdinando Casini ñu nekk di waxtaan ci gàttal daal Ali Baba yàlla na ko yàlla yërëm xarit ko jann il est resté pour ñun ñëpp un exemple il a mis ensemble l'italien et le sénégalais qu'il est il a été une synthèse Ali Baba ses actes ses faits ay jëfam ñoom ñoo wax pour moom souvent dañuy wax il faut laisser les actes parler pour vous Ali Baba yàlla may na ko c'est un exemple pour ñu yàlla na ko yàlla yërëm xarit jar nañu koy jaale toute la famille sénégalaise rawatina waa Rufisque il tenait beaucoup à son Rufisque même à ses origines sénégalaises en général. wal
état bu Sénégal ndax yaay ambassadeur du Sénégal à Rome ñu bëggoon la laaj li waral sa teewaay tey ji ci bés bu mel nii ndax jëmm ji fi jógee amoon ngeen jaxasoo wala ban témoignage ngay def ci moom. jërëjëf dama fi ñëw ci turu président de la République ci turu membre gouvernement bi yëpp ak ci ndigalu ministre de l'intégration africaine des affaires étrangères ak secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur pour taxawu notre compatriote notre frère Ali Baba Faye mi nga xam ne moo wàññeeku. Ali Baba nag dafa doon koo xam ne ku ko xamul physiquement it dégg nga turam ndax wax dëgg yàlla liggéey na liggéey boo xam ne moteur de recherche boo dem boo tàppee turam rek di nga gis lu bëri loo xam ne def na ko comme ñun nag yàlla daf ñu may ñuy gëstu avant ñuy ñëw Italie sax déggoon nañ turam donc koo xam ne vraiment képp ku Italie intéressé képp ku diaspora sénégalaise en Italie intéressé di nga xam wala di nga dégg au moins turu Ali Baba Faye donc mu doon nit koo xam ne macha allah bu mu fi ñëwee yàgg na liggéeyam rafet na autorité italienne yi rafetlu ko autorité sénégalaise yi aussi rafetlu nañ ko donc vraiment mu doon nit koo xam ne man bi mu fi ñëwee yàggul at rek laa fi def suñu gisee bëriwul waaye yéene bi mu amoon mooy vraiment sénégalais yi gën a ànd gën a nekk benn waaw sénégalais yi gën a liggéey ba italiens yi ak diaspora yi fi nekk yëpp gën leen jox cër donc nit ku doon yëngu ci xam-xam la nit ku bëggoon réewam la donc vraiment fépp fu mu nekkoon mu ngi doon wax pour Sénégal jëm kanam donc muy loo xam ne rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla rek yàlla xare ko ajana li nga xam ne jot na ko def te du noonu yàlla jéggal ko ñi fi des également doon war a sàmm héritage am yàlla may leen gudd fan ak wër ba tànk yi nga xam ne ci la nekkoon Sénégal yi yëpp nekk ci ndax bés bii du ñàkk waaye li ñuy ñaan yàlla rek mooy képp ku dem rek ñu taxaw la taxaw bu rafet seede bi rafet wasalaam. Excellence ñu gis ni bi fi Ali Baba jógee ba léegi dafa am benn vague bu rëy buy réclamer benn xëy na benn titre ndax dañoo gis ni Sénégal dañu tàmm lu ci ëpp boo xoolee décoration yi ñuy def ñun émigré duñ ci bokk xëy na peut-être duñu gis liggéey bi ñuy def ku mel ni Ali Baba ñu mën koo seedeel liggéey yu bari yu mu def nee nañu loi bi ñu njëkk a def fii en 90 bokk na ci ñi ko liggéey mu jëriñ état italien jëriñ état sénégalais waaye tey ji ba assemblée sax gis nañu les députés de la diaspora ñu jóg di ñaan lu mel noonu ndax laaj boobu wala ñaan boobu yegsi na ci yéen wala boog bu yegsiwul ban lan ngeen ci war a mën a def ba lu mel noonu am ndax nag wax dëgg yàlla jafe na ñu gis un émigré am titre chevalier wala xeetu décoration yu mel noonu lan la ci sunu autorités yi nekk fii au niveau de la diplomatie mën a def. jërëjëf effectivement message bi jot nañ ko yónnee nañ ko autorités sénégalaises yi ministre des affaires étrangères même jaale na ko ñëpp devant la tribune de l'Assemblée nationale donc mbirum décoration bi dafay topp benn procédure parce que état c'est rare état jóg rek décorer nit souvent yow yaay bind malheureusement nag ñi nekk ci diaspora bi xam naa dañu xamul yoon wi dañuy toog di xaar mais même fonctionnaire yi nga xam ne da ngay liggéey ci état chaque année dafa am ay formulaires yoo xam ne da nga koy remplir comme ça état bi bu ko jotee ñu mën la décorer le président de la république nag bu tukkee dem ci benn dëkk il arrive mu décorer des sénégalais à titre exceptionnel malheureusement at yi weesu yëpp amuñ ci visite d'état donc day wàññeeku mais loo xam ne autorité sénégalaise yi dañ koy def dañ koy xalaat man fekke naa lu bëri président de la république di décorer ay sénégalais de la diaspora waaw nekk naa Paris je me souviens bi président di def visite d'état décorer na ay sénégalais yu bëri yu nekk diaspora donc incha allah président jour bu ñëwee visite d'état dina ko def mais même avant loolu sénégalais boo xam ne vraiment bëgg nga décoration parce que ñun souvent duñ mën a xam ñëpp mais képp ku ñu bind lettre ñun dinañ ko transmettre autorités yi dinañ ko appuyer ba incha allah décoration yi ngeen mën ci jot. Buongiorno, io mi chiamo Sveva Erter, sono stata tanto tempo in CGIL in FIOM e conosco Ali Baba da allora. Ci eravamo sentiti l'anno scorso molto intensamente perché lui ha scritto una testimonianza per un libro su Dino Frisullo
e mi ricordo che ci teneva molto a far uscire in maniera chiara tutte le sue posizioni, perché voleva spiegare nel dettaglio le battaglie che lui aveva condotto in favore degli immigrati anche nel periodo della legge turco-napolitano, e quindi quale era il suo ruolo e che non aveva influenze dirette perché all'epoca era stato criticato, quindi teneva molto a chiarire questa cosa, teneva molto alla sua storia politica. E ci eravamo risentiti pochi mesi fa perché avevamo pensato di fare un lavoro di ricostruzione sulla storia del movimento antirazzista in Italia. E cosa rappresentava Ali per la CGIL? Cosa ha fatto la sua storia, se ci può dire due parole? Ma credo che mi piaccia oggi ricordare l'attualità del pensiero di Ali, per chi ha avuto modo di lavorare con lui, ma anche per chi ne ha conosciuto soltanto il protagonismo, il suo attivismo. Per la CGIL rappresenta l'inizio di un cambiamento, perché per la prima volta con la sua azione la CGIL fa entrare nel proprio statuto organizzativo il coordinamento nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, dei cittadini e dei cittadini migranti, e questo rappresenta nel 1991 il cambiamento, uno dei cambiamenti più significativi del modello di sindacato e quindi anche del multiculturalesimo che nel sindacato è entrato in maniera strutturata. E da quel momento in poi il lavoro che la CGIL ha fatto grazie ad Ali e poi al movimento che con Ali si è creato ci porta a poter dire oggi la grande attualità del suo impegno e delle sue idee, che ancora oggi sono perseguite dalla nostra organizzazione e sul quale ancora c'è molto lavoro da fare. Io ho cominciato con Ali in CGIL, avevamo tutti e due 30 anni, lui si occupava dei migranti e io mi occupavo dei disoccupati, abbiamo avuto un'esperienza molto forte e formativa insieme. Lui era una personalità molto forte, un uomo orgoglioso, colto, intellettuale, umano, e con lui abbiamo proprio approfondito che cosa significano ricercare l'uguaglianza nel rispetto delle differenze. Credo che è stato il primo dirigente dei migranti in CGIL, nella CGIL dei diritti di Trentine, ha dato un segno che continua anche ora oggi, si deve molto a lui.
man maa ngi tudd Ibrahima Cissé ambassadeur directeur de cabinet secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur moom mi nga xam ne tey jii moom mooy yebal fii nii yàlla dafa def depuis l'an de ñetti fan dafa dem mission muy Cap-Vert si benn conférence bi muy assister sur la question migratoire bu lii amee depuis ñaar ba ñetti fan l'honorable député mën na ma témoigner il n'a de cesse chaque fois di ma naan rassure-toi pour qu'il y ait une présence yow ak Amadou Bamba ngeen dem fa Amadou Bamba Fall mu ngi fi mooy attaché de cabinet mu jéem a xool kii ku mu doonoon lan la doonoon ci la xam li mu indil Sénégalais de l'extérieur rawatina Sénégalais d'Italie ci mbirum migration mu nekk représentant un représentant du Sénégal sur ces questions-là à l'étranger ba tax na ni ma non seulement da ngeen fay dem teewe ko mais aussi nga ñi leen man si sama bopp dina seet si famille bi indi sama njaal mais taxul jëkk ma leen présenter les condoléances ba tax na man ci turu ministre bi moom it ci ndigalam ci turu tout le gouvernement parce que su ma fi nekk c'est pour tout l'exécutif sénégalais ma leen koy jaal di leen ko jaal di ñaan yàlla fi mu jógee fi mu jëm gënal ko te ñu koy fàttaliku ki wax tout à l'heure bi muy ubbi introduction wax na lu am solo li Ali Baba di xaar ci jàpp naa ni li nga xam ne mooy ay ñaan du doy du jeex fu mu jógee du doy fu mu jëm waaw loolu man laa amoon li may wax te jàpp naa ni une personnalité comme ça ñun au niveau du ministère soxla na ñu gën ko xam donte nekkatu fi suñu amee koo xam ne nekk na ci borom xam-xam bind na ci wax na si taxawal na Sénégal foo xam ne ambassadeur dans le sens solennel du terme sax defu ko je pense que ñun il est de notre devoir en tant que pouvoir exécutif loolu noonu ñu xool naka lañ koy joxe mandarga ba mu fi des ba mu fi law ba nga xam ne at bu yàlla def ñu am nu ñu koy fàttalikoo yokk ñaan yi mais aussi ñu gën a magnifier ses œuvres loolu laa amoon pour wax loolu laa amoon pour yeggee leen ko li nga xam ni mooy li ma ministre sant bëgguma woon wax lu bëri nii parce que xam naa ni le temps ne nous le permet pas ma leen di gërëm di leen sant jërëjëf merci honorable monsieur le directeur du cabinet merci waxtaan wu am solo bi nga xam ne def nga ko ñu commencé suñuy kaddu ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu ñaanal suñu mbokk bi fi jóge ñaw na ko yàlla xaari aljana Ali Baba nag wax ci moom yomb na yomb ndax bi mbir mi amee ba léegi ñun en tant que député à l'Assemblée nationale comme ni ko monsieur le directeur de cabinet waxee ñu ngi koy rendre hommage parce que 88 ba léegi ñoo ngi Italie dund ak moom fekk ko fa maa ngi rappelé wu une date symbolique pour l'immigration en général en Italie muy la manifestation du 5 au 6 octobre 89 keroog Ali moo jël kaddu ci turu Sénégal man def naa 300 kilomètres pour ñëw assister manifestation boobu noonu moom moo déclenché xam-xam boo xam ne nii Italie xam na ko moom moo indi itam la régularisation générale bi Italie def en 90 Ali ak xaritam yi nekk ci suñu ginnaaw bokkoon ci décideurs yi bokkoon ci comité de pilotage kon Ali lu ñu ko rendre hommage rek doon suñu ay génération danañu jariñu ci léeg boo xam ne ni Ali moo leen ko bàyyi woon donc ñun ñu ngi leen di dénk loolu bu loolu jàllee famille fi teew yëpp ñu ngi leen di jaale ci turu Italie ci turu suñu circonscription ñu ñetti sama honorable ñaar ñi ma ko bokkal ñoom ñëpp ku ci nekk jotante ne ak man ñàkk nekk ci réew mi moo tee ñu teew muy Amadou Wuri Diallo ak soxna Mame Boussa Gueye bu Espagne ñoom ñëpp yóbbante nañu seen njaal kon ñu ngi jaale ci seen tur bokku Ali yëpp mais également xaritam yi nga xamante ni xammee woon nañ leen ak ñoom du ma nekk di leen lim mais on a vécu beaucoup de choses ensemble ak ñoom di wax ci moom fii ba minuit du jeex ndax liggéey boo xam ne ni def na
kon ñu ngi leen koy jaale di leen wax ni yéen xaritam yi itam nga xam ni yéen a nekkoon ci comité d'organisation bi pour liggéey lii lépp commencé ko à la grande mosquée de Rome ak cérémonie yëpp xew ak lépp loo leen fi def rek ñun ngeen ko defal parce que ñun moo waroon taxaw place boobu noonu ndax raison yu bari li ma nettali sànq ni dund nañ ko ak moom parce que man su ma amee volonté wala inspiration pour nekk président association bu Bergama 7 ans mooy gis naa ci Ali liggéey boo xam ne ñu def na ko moom ak ñu bokk loolu liggéey kon lu si waay def rek ñun nga ko defal ñu ngi leen di sant bu baax a baax di jaale mbokkam yi di ñaan yàlla xaari ko aljana di wax ni incha allah comme ni ko directeur bi cabinet ni waxee danañ ko topp ba hommage yi nga xam ne nii yëpp moom lañ ko war a rendre ñu rendre ko parce que liggéeyal na Sénégal représenté na dignement le Sénégal parce que ñun suñu génnee rek ambassadeur la ou que ñu représente Sénégal positivement wala négativement moom nag daf ko def positivement ba Italie xam ko kon loolu jaadu na tey ñu biral ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaare aljana di ko jaale ñëpp di ko jaale ay bokkam di ko jaale xaritam yi nga xam ne nii musul tàggoog ñoom guddeeg bëccëg allahumma salli ala sayyidina Muhammad ndax comme ñi ngi teew ñoom ñoo am njaal bu gën a mag bi ndax dafa yombul perte ñaari yëf yaay ak papa pièce maîtresse lañ ci doomu aadama bi boo pertee sa yaay perte nga koo xamante ne wóor na la ni dootoo ko am mukk ci àdduna mais boo pertee sa papa perte nga koo xamante ni dootoo ko am mukk ci àdduna boo pertee sa frère boo gëstoo gis sa beneen frère boo ñàkkee sa tante boo gëstoo gis sa beneen tante mais papa ak yaay boo leen ñàkkee ñàkk nga lépp boo gisee nag loolu xew ci ki mu dal di Ali Baba Faye taxawaay bi ñu ci am tey ñun ñoo ci gën a néewle taxawaay de parce que ñun Sénégal lañ nekk mais dañuy commencé sant ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Italie parce que ñoom ñoo doxal liggéey bi ba fii liggéey boo xamante ne am na fu mu tàmbalee te amul fu mu yem jël ko wane ni Ali seen Ali bopp la tubaab bi taxaw ci taxawaay boo xamante ne man dama doon jël vidéo yi ni ma ko doon jotee di ko envoyé ministre bi noonu pour wax la que ni ministre bi na nga xool kii ñu ñàkk ñun waa Italie mooy kan ak ban taxawaay la ci état du Sénégal war a am mbooleem hommage yuñ ko rendre ci suñuy plaidoirie yi yàlla seede na ni desal nañ ci dañ ko waroon gën a rendre hommage bu doon temps wu 1 heure de temps amoon na dañuy taxaw wax ci Ali ñu xam nit ku bëgg sénégalais la mais nit ku bëgg tëngéej la nit ku bëgg sénégalais la wante nit ku bëgg tëngéej la parce que tëngéej koo xam Ali rek xam ne làkk bi sax setul bu baax léeg-léeg yoo xam pare ma ne li nga wax ma si dara ma ne bu ñuy làkk xaw ma looy làkk donc yàlla bëggloo ko tëngéej nataalam loolu moo tax suma plaidoirie ma boole ko ci inviter le maire de Rufisque inviter aussi les députés yi nga xamante ne ñoo bokk ci département bi pour ñu ñëw taxawu ko mais inviter le ministère pour mu ñëw fekke lii mais mu xam ni ñun Italie ki ñu ñàkk lii ñu ci bëggoon def day moo doon suñu yéene tey buñ doon ñëw mbooleem ko bandiera buñ ñu takkaloon muy drapeau ci député dañ ko doon indaale takkal ko pour wane ne ñun ki ñu ñàkk ñun sax mérité wu ñu takk drapeau mais moom mérité na takk drapeau Sénégal parce que man damay wax toujours si samay wax ma ne dafa am mag ñi liggéey ñun ñu jëriñu mais Ali ak ñii mu àndal ñoom tuuti kundul ñoom Pape Xuma ñoom Sow ak ñoom Yacine ñii sama ginnaaw dañu liggéey ñooñu ñun ñu jëriñu parce que ñun ak ñoom Alioune Gueye ñun ñoo fa mujj bu ñu demee ba am fitu nekk ay parlementaire góorgóorlu ba dugg si politique bi ak yooyu dañu inspiré wu ci góor ñu mag ñooñu ak mag yu baax yooyu ak sunu sœur yi nga xam ne ñooñu fa jiitu ah Ali nag excellence mënuñu ko sant li ma laajoon keroog ministre loolu laay laajaat ñun duñu sant mukk fekk yàlla deful lii mais dañu bëggoon au moins ñu décorer ñu ko à titre posthume au nom des Sénégalais de l'Italie. donc man sama vie ak bu Ali yàlla dañ ko fekk daf ñu boole depuis 41 ans tey jii la ñuy tàqale sa tàqale ñu nekk Italie ba 2009 mu ñibbisi waaye amul semaine bu ñu ko déggante li ñuy def ci Italie yëpp ñoo ko defoon maanaam ñu bëre sax ñu ne kii jumeau la wane turu Ali Baba te ci teg turu Ali c'est sûr ñu duggandoo ci syndicat bi même année
duggandoo ci comité directeur national même année defandoo le travail de fond ci biir association yi tom benee tolo dafa daan wax man moo doon président Archi daan wax bu ñu fekk mën na ci livre bi ñu ko def damay wax ñu ko vérifier bu fekkul woon dajee nañu ak Alioune Gueye Ali Baba ak Tuuti Koundoul ñun suñu vision ci immigration du leer du leer ñu bëri dañu yaakaar ni histoire de Ali Baba dafa commencé 88 mais commencé ci Péroudia en 84 ñu lancé la première association des Sénégalais des étudiants sénégalais kooku di dem man maa ngi tax man 83 laa jóge Italie dem Grenoble jàngi di ñëw régulièrement maa ngi dellu soit Italie en 88 ñuy dox gaaru Rome gis ñuy dàq benn Sénégalais ba pàdd ko ñu dem di dugg ci biir police ñu ne ñu ne dañu leen topp policiers yi ne lu tax ngeen topp ñu ne ko di ay droit problème droit la ñu coowloo fa jàppandoo fa commissaire bi ñu génnee comme dañuy làkk italien parce que moom étudiant la fa woon man ci deuxième génération bi jàng italien fii Sénégal laa bokk ma ñëw Italie maa ngi làkk italien mu ne ma booy lu ñuy def parce que lii grave ma ne ko on forme l'association mu ne booy est-ce que loolu nekk na fi man j'étais réduit de man maa doon secrétaire général ASF Sénégal bu Grenoble association des Sénégalais d'étudiants sénégalais en France nekkoon bisimilah yor naa photo yoo xam ne dañ daan jël sunu bagage samedi dimanche bu nekk dugg ci benn dëkk woo assemblée générale defal leen association bi jox leen statut élire le comité directeur dem ñu koy def 6 mois ba am 42 associations ñu woote PISA en 89 créé donc le CASI coordination des associations sénégalaises en Italie boobu y avait les Idriss Sané ak tous les anciens ñu def association bi kii yi commencé yokk ñu ne kon nañ leen def les associations régionales première association régionale Casto la mooy Toscane fas ni doog a ñëw ñu xeex ak ambassadeur parce que dafa bëggoon tas association bi dugal ci politique ñu bañ Mass Thiam di ko fàtte 93 la immigré yi jëkk am droit de vote ñu def réunion ñu ne kan lañuy jàppale ñu ne leen kooku duñ ko fi def parce que amuñu mandat politique que chacun vote selon sa conscience Mass Thiam keroog dafa jooy parce que PS ëppoon doole te PDS amagul doole bu jógee fa 90 le maire de la ville Morales ne immigré yi ñu fi bare il faut que ñu génn dëkk bi de 110 kese la Sénégalais ci 10 000 immigrés mais ñun du ñu génn ñun boo amee fi génn dëkk yow maire yaa fi génn ñu déclenché donc grève de la faim première grève de la faim ñu grève de la faim de 5 jours boo bëggee xam Ali Baba du ko xool ni en superficie Ali Baba jullit la woon man li ñu boole dëgg mooy julli daan nañ jàppante ci question politique mais suñu proximité spirituelle mooy tax bu ñu toogee transcender loolu yëpp ñu doon koo xam ne maa ngi ko fekk Italie dans les années 83 84 muy woor presque 1 an di ko jaamoo suñu borom moom mu dafa jaar foo xamee ni fii bu ko jegewul dëgg doo ko xam fa sonn te sonn ca coono boobu taxul mu bàyyi ay mbokkam taxul mu bàyyi askanam taxul mu bàyyi kenn njaboot kàddu njaboot man kii di seen kilifa man lañ ko jox pour ma wax ci kii nga xam ne suñu doon lépp loo leen di wax ci moom rek ca la mu nekkee fii moom la nekkee fii kii la mujjee di waxal di ma ko laaj pour mu jox ma ko yaakaar naa ni tey taxawaay bu rafet bii yéen ñi nga xam ne yéen délégation gouvernementale bi nga xam ne yéen ak ñi nga xam ne ñoo nekk Italie bi ngeen yëgee mbir mi ba tey yéen a ngi ci sonn di ci def di leen masawu ndax bari na lu bari loo xam ne tey jii taxawu ngeen ko dem ba ci te njaboot yëpp waroon def mais seen loxo jotul foofu yéen nag li ngeen ci def yëpp ñu leen sant di leen gërëm pour gàttal rek
ba suba leneen lu waay di wax rek wax ko parce que taxawaay bi yàgg na te nit ñi am nañu beneen occupation bu dul li ngeen wax yëpp doy na suñu xol fees na jullit delloo ay jullit ñoo ko jur tey bu la doon wax si mu bopp doo tudd benn këru diine wala këru aada boo xam ne doo ko ci boole wala ñooñu dañ doon ànd ak ay waajuram tey boo ko doon xool bis bu ne ñu ngi naan ñi ëpp fi ñu jàngee université bee ñuy wax Pire Sañoxoor maamam bu ne Xaali Amar Fall moo jële woon Gantour dëkk bu ñaan ca Ganjool ñëw instauré ko foofu laay yem li si des dootu kon ngeen baal ma wasalaam loolu rek laa am jërëjëf ñaari kaddu rek maa ngi leen di nuyu di leen sant man ñu bëri ñu ngi may jaal Ali Baba parce que depuis 87 moom moo ñu uuf man ak sama ay morom yu bëri ñu jàng ba pare man li ma mën tey mooy tey fi mu nekk nii wallaay neexuñu ñu doon suñu sago ñu jàppale ñu teertu ko fii avec tous les honneurs mais mu nekk taxaw fekkee ko parce que loolu rek la bëggoon xam ngeen ne ku def ku am 63 ans def 40 ans en Italie nag gëstu ay doomam yi Ali Baba xam ngeen ne Ali Baba c'était une excellence abbiamo perso veramente in Italia abbiamo pardon on a perdu quelqu'un ñun dañu perte loo xamante ne waaye nag li suñ papa ji wax léegi ñun ay jullit lañu ñu dellu si suñu borom parce que Ali Baba ku nekk xaritam jullit nga parce que Ali Baba si loolu lañu teg nee na la foi d'abord le don de soi et puis alalu àdduna du dara nañ ko def nañu privilégier les relations entre nous aujourd'hui man au nom de tous mes amis et surtout des étudiants ñi nekkoon étudiante Ali Baba daf ñu doon jox néegam dem di fanaan ci biti di Solmo Fontaine bu muy Solmo à Rome ñun ñu jógee Dakar ñu ñuy wooyee les princesses alors Ali Baba loolu lañu defal donc ñi fi nekk témoigner ko xam ko depuis boobu man dama koy ne jërëjëf Faye merci jërëjëf Faye yàlla na fi nga jëm gënal la fi nga jóge yàlla bu la cat juitu si sa bàmmeel ñi lay ñaanal si suñu biir xol te duñu jug di la ñaanal te sa liggéey bi nga ñu dénk di nga ko teg suñu loxo ak waxtaani diaspora ak leneen ku si nekk Ali Baba dénk na la liggéey boo xam ne incha allah rabbi dinañ si jublu